jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca nim lu jëm ci liggéeyub yoonub Baba Garage digganteem ak Xombol jàpp Bambey door nañu ko ministre bi dénk wàllum transport ak la ca aju Mansour Faye moo def liggéey bu ni mel teewaayu kilifa ca gox bam lu nu yàgg a jàmbat la waa gox ba ni mbégte lañ ci am dañ ci ànd ak correspondant su góor a ndaak loo ci biir xabaar yi doon ci bokk itam lu soxal li nga xam moo jëm ci wàllum tàggat bi ni tàggat ay ndaw fexe ba tàggat soxna yi ci wàllum lépp lu jëm ci wàllum courant bi jëm ci wàllum jaww ji ñu war caa mën a def liggéey yu am solo ay ndaw soxna yu jóge ci Matam ña nga woon ci fenn ci biir Rufisque dañ ci ànd ak sunu correspondant ci diwaan bu ni mel. dina ci bokk nataalu ay bis bi tey kën leen di xamleel xam ngeen ko naam mooy El Hadji Bamba Kassé moomu moo ŋànk bànqaas bi nga xam ci moo di Synpics lu ni mel tax na ba jàmbat ga muy jàmbat mooy xeex injustice maanaam kun tegul yoon mooy xeex waaye moom mi ngi dund ñàkk tegul ci yoon ndax fa mu liggéey di APS dañoo tëye sa leexam daanaka jege na ñaari atu yàlla baag léegi mooy kan daañu ci ànd ak Abdourahmane Ly buñ ci noppee sa ko songum article de la semaine di ci ànd ak Serigne Malick Cissé El Hadji Malick tey demoon na seet su naataango yi toutinfo.net waxtaane mbirum FMI mission bi fi nekkoon di jeex beneen war a ñëw waaye jàpp leen ne am na ay digal yu nu daal di jébbal Sénégal te mooy fexe ba sopp lu bari ci aw doxin daañu ñëw incha allah ci biir xabaar itam lii moo gën a fës ni skis faram fàcce gi ñu sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci lu soxal Sénégal bi nga xamante ni bii bu defu ndànk courant bi dina yokku ci facture bi ñu koy jëfandikoo ndax ba fii li yokku muy wàllum pétrole bi njëggaa ngi yokku taw taxaw xeex ya am ci fu mel ni Ukraine ak Russie moo ko sookee ñëw dolli xar mi karaw donte Sénégal mi ngi def ab subvention toll na ci 150 milliards francs CFA at mu ne téeméeri milliards ak juróom fukk waaye bu defu ndànk xëy na du doy luñ ci war a dolli dana mën a am ndax ngir bañ rek xëy na courant bi bañ a yokk ci facture askanu Sénégal waaye ministre bi dénk wàllug naf ak réew mi Abdoulaye Daouda Diallo ca kanam pincu ndaw réew ma njort nañ bu defu ndànk yokkute mën naa am ma ngay leexal la mu dénk Boubacar Dieng Souleymane Diallo. loolu yëpp soo ko jëlee effectivement budget bi dina jàll passé maanaam juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la woon juróom junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la woon mooy 5199 dina demaat ba 5556 700 milliards maanaam muy juróomi junni ak juróomi téeméer ak juróomi ak juróom fukk effectivement ak juróom benn milliards mu teg effectivement donc juróomi téeméer milliards yi nga xam ne effectivement budget bi dina ko yokku loolu effectivement donc mooy budget bi nga xam ne dañu ko présenté woon tey. muy ministre bi dénk wàllum économie ci réewum Sénégal di wàllum finance nekkoon ca kanam pencum ndaw réew mi ñu duppee loi finance rectificative maanaam joyante gu mënta ñàkk ngir yokk lu Sénégal soxla ci wàllum koom moom le ministre doon faram fàcce fa la sax waxee lu jëm ci wàllum yokkute courant bi facture bi mu ne bu defu ndànk xëy na bu lii dee wéy yokkute mën na caa am waaye état Sénégal kem kattan mi ngi koy def ngir du yegg ci poche askan wi ndax ma ngi koy subventionné loolu mi ngi xew ci bi ñuy wote loi maa ngi koy wax sàngam joyanti wàllum budget waaye fekk na pencu ndaw réew ma nekk ci ab dëj ndax dafa nekkoon ab secrétaire moo daal di génn addunam moo taxee ci kanamu député yi daanaka cellaange selawtaange ci la mbir yi xewem ñëwaat ca loi de finance ba ak jubbanti ga ànd ci ak faram fàcc bu Boubacar Dieng. député bu ku jëkk politique gi ak bu majorité présidentielle bi di saafonte di waxtaan benn waxtu balaa ndoxteelu séance bi wante bile ambiance doonul loo xam ni dafa yàgg lool
ci assemblée bi su président di mësaan di dugg si ay tàccu lañu koy daldi teeroo wante tey jile dañ koo dagg xol yi ñoo fees kàddu yi jafe lool ngir génne ko. Comme vous le savez, nous avons perdu notre sœur. ki ñu ñàkk xarit la rakk la itam Marie Joséphine Diallo te du lu yàgg daanaka ay semaine rekk ci lu kenn yëgul jafe-jafe la amoon ci rein ak xol. Sa maladie, un problème de rein et un problème de cœur. lundi bi rekk ñëw na conférence des présidents ànd ak man ak adjoint mi Bagna Cissé mi fi teewu député yépp non inscrit opposition ak majorité ñépp am naqar ak tiis. Non inscrit de l'opposition parlementaire ou de la majorité parlementaire ont ressenti chacun dans son cœur cette misère morale. bi ñu yëgee ni Marie Joséphine ñàkk na bakkanam guddi googu man ba 8 heures du matin nelawuma moo tax guddi gi yépp dama ko ñaanal. Cette nuit-là, j'ai pas fait le lit jusqu'à 8 heures du matin. Donc j'en ai profité, j'ai pris mon chapelet pour ñaanal ko jusqu'au matin. si bile contexte tiis si la ñu daal di voté loi de finances rectificative bile loi ñëpp wote ko jaar ñu sax si li débat yi. Ceux qui sont contre l'adoption de l'article 2, quels sont ceux qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Et le calendrier de nos prochains travaux, s'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée. Et vraiment, je vous demande de donner de bien vouloir à la cérémonie d'hommage à notre sœur qui nous a quittés. Merci. jaajëf Boubacar Dieng xabaar yi wéy ba dañ ci wàllum koom waaye ci dem beeg dikk bi jàppale nim wàllum transport lu mën a suqali dem ak dikk la suqalim koom kenn du ko lam-laamee waaye jàppale nim yoon wi nga xam moo diggante Bambey Baba Garage Touba Toul Fass Boy lu yàgg a jàmbat la ràpp gu mu ràpp jamonoy li ñu duppee jamonoy avant indépendance la woon lu ni mel tax na ba ministre bi nekk wàllum transport di Mansour Faye ak lépp luy désenclavement teg na xeeru semb liggéey dafa xarwalew yoon loolu nag nekk na ña fa dëkk wër lu ñu yàgg a jàmbat moo tax mbégte la ñu àndal dëgg mbégte mu yaatu lool sax ñu xuus ànd faax suñu correspondant ca gox ba goxandaak la ñu xayma ko ci ñaar fukki milliards ak juróom-ñett diggante Bambey Baba Garage Touba Toul Pekes loolee di yoon wi ñu war a defar bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi Mansour Faye xamle ne projet bi la ko tax a jóg du leen lu dul fexe ba gën a yàkkali koom-koom bu région bu Diourbel. ñëw fii tey di teg la première pierre yoon bi nga xam ni moo jógee Bambey ñëw Baba Garage dem Kër Samba Kane fële ci Touba Toul mu nekk maanaam yoon boo xam ni banque africaine de développement bu ñuy wax maanaam la BADEA moo ko financé. Mansour Faye yokku ca ne état bu Sénégal xemmeemteefam du leen lu dul fexe ba dooleel politique d'infrastructure routière ci réew mi. mu nekk projet yi rëy projet yi am solo boo xam ni dana désenclaver zone bi dana boole Siin boole Kayoor boole Bawal mu nekkoon loo xam ni su may fàttaliku sama ñaari passage yu ma defagum assemblée nationale en tant que ministre des infrastructures bu ay miiru yoxoo fële ay dem boo tàllanti ko fële Ibrahima Khalil Fall yoxoot fële. ci noonee njiital bokk moomeel bu Baba Garage rafetlu taxawaayu gouvernement bi fas yéene indi saafara ci jafe-jafe askan wi. bis bi tey wecc na junni bis yoo xam tiis la woon parce que dañoo demoon ba foog ni ñun bokkul ci Sénégal bala nga war a mën a xam nga jógee Touba Toul boo nee cëpp sa xol jeex nga am looy daj boo jógee Bambey boo nee cëpp sa xol jeex nga am looy daj boo jógee Ngaay boo nee cëpp sa xol jeex nga am loo doon daj mel ni bokkoo ci Sénégal. téeméeri kilomètre ak ñett yu ñu fas yéene goudronné diggante Bambey Baba Garage Touba Toul ba Pekes lile ñu war ko liggéey ci lu yàggul dara.
Gora Ndack Lo jaajëf muy yoon woo xamante ni bi ñii di ma waa mouvement action lu ñu yàgg a jooy la kon daañu am mbégte jëm ci wàllu gu ni mel fekk na ñi moom daañu gën a am mbégte mooy waa Ndar ndax fa war a def ay port yoo xam day tax ba bu ñu waree mbellim lu jëm ci pétrole bala ca ay ca gox bu ni mel dina gën a yomb projet ba war naa jox lu ëpp ñetti téeméer ci ay milliards francs CFA liñ ci bëgg mooy gën a yombal dem bi ak dikk bi waaye itam ñi seq li nga xam moo di kon dex googule ñu xuus ca daanuk Ndar ànd faak suñu correspondant Momar Alice Niang. fexe ba dem beeg dikk bi nekk lu yomb ci fleuve Sénégal loole di ëmm ak bëgg-bëggu kuréel gi di OMVS ba nga xamante ni daf ko def ci ñetteelu ponkam gannaaw lu jëm ci wàllub énergie ak mbay. loolu waral ñu amal ci diwaanum Ndar ndaje bu am solo boo xamante ni bokkoon na ci ay borom xam-xam ay autorité ak ay njiitub mairie ngir ñu waxtaane ko. réunion bi nag tey li ko taxoon jóg mooy réunion de sensibilisation ak information maanaam tas ay xibaar ak yee nit ñi ci volet navigation bi nga xam ni bu doon ñetti tànk mooy tànk bi nga xam moo ci des ma fàttali ni fi ñu toll ni OMVS muy kuréel goo xam dafa lëkkale ñetti réew ci départ ba muy Sénégal Mauritanie ak Mali Guinée ñëw fekk si leen en 86 mu am juróom fukki at si ren bañ ko taxawalee la ko taxoon a jóg mooy nu ñuy waxtaanee ba nga xam dex gi xam ñoo ko bokk muy fleuve Sénégal ñu gën ko mën a exploiter gis ci njariñ pour peuple yi. projet bi askan wi ñu ngi koy xaar bu baax a baax ndaxte ci gis-gisu experts yi ñoom nee nañu diwaanum Ndar dana ci jaare soqaliku. nañ ñi financement yooyu sa Ndar nag ak région du fleuve gën ci bëri li parce que fii la port de pêche bi nekk fii la port de commercial bi nekk fii la port de présence bi nekk ak wàllu stabilisation brèche ba nga xam ni ñuy duggee ak ni ñuy génne ci géej gi mu nekk ci. kon investissement yi bu doon ñett yi fii ci dëkk bi lañ koy def kon day jaaru ñu woo ñi nga xam ne ñoo ko séq bokkul ak également escale yi nga xam ni dëkk yu amoon solo ci ay jamonoy tubaab bi dëkk yooyu également moom ay escale yi ñu fay def booleeg fi ñu tuddee port bi nga xam ni wala usine bi nga xam mooy war a saytu na ñuy liggéeyee bateau yi ñu war ko def Rosso. ci jeexantal bi nag projet bi li ko tax a jóg bokk na ci fexe ba dem beeg dikk bi ci dex gi nekk lu yemb waaye it fexe ba ñu gën a fulaal li nga xamante ni moo di wàllub koom ci mboolem réew yi nga xamante ni ñoo bokk ci mbootaay bi di OMVS. ñu wax ci ngan gi nga xamante ni bii Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir xalifa général des mourides war na ko def fi nga xamoo ci Ndakaaru ñu ngi ci wàccaay wiim lu ni mel tax na ba ministère bi dénk wàllum pajoog fegu waxtaane wàllu gu ni mel ana fu ñu toll ngir fexe lépp tegul ci yoon ci wàllum santé kilifa yi jël matukaay ba nga xam moo ci war représentant ministre ci waxtaan woowule joti kàddum docteur Daaf lay wuyoo am na lu mu dénk ITV ñu teewlu ko. ndax dañu ne dinañu def juróom-ñaari poste yoo xam ne ku fa ñëw lu la dal dinañ la mën a xool dina amit centre de santé yi wër dëkk bi yi wër gox bi yëpp périphérie bu ñu ko waxee rek di nga am mooy Gaspard Camara ak keetu Colobane ak poste de santé yeeg yooyu yëpp dinañ ko mettre à la disposition ñooñu dañuy nekk en alerte day mel ni ñu consigné ñoo xam ne dañuy toog di xaar mbooloo yooyu te it ci biir loolu dinañu mobiliser unité mobile xam nga président de la République dafa jënd ay camion hôpital yoo xamante ni bii mën nañ koo gaare fenn fu nekk nga xam ne lu ñu ca jaaxal rek ñu mën ko am na yoo am rajo am na yoo am nangam am na yoo am nangam xeetu kii bu nekk dinañ ko fii teg dañu ne it ñaar fukki fan ak juróom bu soobee yàlla ci la ñuy commencer couverture bi jëm fanweeri fan ñu ne it nag dinañu mobiliser fukki ambulance ak juróom yoo xam ne dinañ ko positionner benn bu ci nekk dinañu xam fan la war a dem luy garab nag lu ñu war a soxla dinañu ko indi luy masque dinañu ko fi dugal ak produit d'hygiène mais nag waa service d'hygiène ñoom it dañ leen ne désinfection yi ak désinsectisation yi nga xamante ni bi ak sensibilisation yi ñoom nañ ko commencé ñaar fukki fan ak benn jëm 21 22 23 ñooñu nañu ko def ci mosquée bi ak environ ak lieu de cuisson yi fi ñuy toggee ak site d'hébergement yi nañu jëlaale it nag disposition yoo xam ne képp ku war a raxas loxo wala nga war a raxas say tànk wala nga raxas leneen pour mën a dugg si jumaa yi na nga ko def yeneen rubrique yi nag mooy yeneen ministères yi nga doon wax te ñooñu ñëpp xam naa kenn ku ci nekk yéen xam ngeen li mu war a def ak li mu war a. mu doon kàddu ko Saliou Faye Daaf di conseiller ministre de la santé et de l'action sociale jëm ci wàccaayu nganook Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir fii ci Ndakaar dañu toppal incha allah wala guddi mel ca na mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ñu songu nataalu ay bis bi ñu leen di xamle
ak ki nga xam si moo di Bamba Kassé syndicaliste bi waaye nag moom mi xeex ngir nit ku ci ne sa àq kenn du ca fell lenn ay àqam ñu ngi koy fell ndax toog na ay weer yu sakkan sa loo xam mënu koo jot kookee mooy kan jaar-jaar ba dañuy ànd ak Abdourahmane Ly. lu yàgg dëgg la mënees nañ ko wax diggante Bamba Kassé ak wàllum syndicalisme bokk na ci ndongo yi nga xamante ni ci atum 1999 dañoo génn di grève ngir taxawu benn ndawuk américain wa nga xamante ni dañu ko condamné woon à mort foofee ca États-Unis balaa moo def journalisme tàggatu na ci wàllum droit bëgg-bëgg moo nekkoon nekk juge ngir fu injustice am mu taxaw ci. dama yàgg bëgg luy jaar yoon jàppoon naa naïvement que ni droit foofu lañuy jàngale ñëpp ñi nga xamante ni dañuy sukkandiku wala dañuy liggéey ci wàllu yoon donc loolu moom mu fa dugaloon après ci laa décidé dem defi journalisme quoi. droit boobu mu jàng bokk na ci li ko tijjil yoon bi jëm ci wàllum journalisme ci la bëggee niroog ak ay idolam di ay nit yu mu soppoon ci métier bi waral mu dugg ba génn CESTI bokk ci 32e promotion ba fa. sama yaay sax je me rappelle année boobu moo ma ne demal nga inscrire demal nga def concours CESTI. comme journalisme aussi neexoon na ma commencé woon na ma gën a neex parce que amoon na beneen grand bu tudd Major Sylla bu doon def ay émissions politiques où on parlait d'économie on parlait de grandes questions ci fële si RTS te moom aussi même parcours la dafa jàng droit ba pare am maîtrise doog a dem def CESTI donc à un moment aussi bon man ne écoute j'avais tenté quoi donc noonu laa ko tenté démarré dugg CESTI génn fa. Bamba Kassé daanaka ci atam gu njëkk ca CESTI da doon jéem a xool na moo def ba teel a mokkal la moo jàngoon ci la sàkku ab lettre de recommandation de stage ci directeuru CESTI ba fa nekkoon nga xamante ni da ko bañaloon ndaxte da ko xàmme woon si ñi nga xamante ni dañu ñëwoon amal fa ab grève muy loo nga xamante ni du mës a tax Bamba Kassé dellu ginnaaw si ay bëgg-bëggam. comme ñun dañuy soboon amuñu woon droit def stage mais man ak sama yenn gars yi ñoom Baye Ousmane Ndiaye ñoom Ndiassé Samb ñoom Aliou Bassoum ñoom Kankoué ñoo juróom ñun dañoo demoon Soleil voilà nag bu xam dañuy bokk quoi dañu bëgg je me rappelle sax xaw na jafe tuuti ndax bon suñu directeur comme ñu dañu yàgg dañu ñëwoon CESTI rek commencé grève directeur ba ñu fa fekkoon xaw nañu jéem a koñe tuuti yàlla na ko yàlla yërëm ku baax la woon nag donc foofu lañu tàmbalee le Soleil après ñu dem école ubbiwaat ñu dem jàngi. APS bi nga xamante ni fa la nekk jamono ji Bamba Kassé daanaka toog na ñetti at yoo nga xamante ni jotul ci lii di salaire am bile taskatu xibaar ngi taxaw ci nu mbir yi demee. APS ñaari jigéen la yoo xamante ne dañu fa nekkoon ñu jox leen sax ay responsabilité jékki-jékki bëgg leen faa jële mais jëlewin bi moo jaarul woon yoon ñu am sañ-sañu bañ nañ ko jaarale yoon waa ji dëgër bopp jaay doole bu fekk leen seen bureau ba di leen xëcc ak doole góor ànd ak gàngoor mu ànd ceeg ñoom loolu moom mu yóbbee lii mu xëy ne bon dàq na leen ñoom man suspendre na ma mais avocat yi yenn avocat yi nañu xoolaat seen bopp te nañuy xalaat seen pax. muy suspension woo nga xamante ni dem na ba tegee ci tableau juge bi nga xamante ni war na see àddu fileeg ñaari weer balaa ñu caa yegg nag kile di secrétaire général SYNPICS ngi wéyal xeexam ngir journaliste yi nekkee ci réew mi mën a liggéey ci anam yu gën muy xeex bu dem ba may ñu appliqué fii ci réew mi lii di code de la presse ak convention collective bu ñu sukkandikoo si moom ci wàllu gu mujj googu sax Bamba Kassé ngi yëgle ay sondage yoo nga xamante ni li koy tax a jóg mooy natt anam gi nga xamante ni noonee la ñuy toppatoowee journalistes yi ci organe de presse yi. jaajëf moom Abdourahmane Ly ak ganam ji Cheikh Ahmadou Bamba Kassé xabaar yi woy yàgg nañ ci pàcc beneen di article de la semaine presse bi la ca gën a fës ñenn ci ñoom tey ña nga ca toutinfo.net ki nga xam si moo di directeur de publication bi di Mamadou Sarr nekkoon waxtaan ak Serigne Malick Cissé waxtaan waa ngi jëm ci FMI nga xam tey muy Fonds monétaire international mission bi fi nekkoon tollu jëm ci jeex la mu tegal Sénégal di ay pexe yu mu war a mën a jaax bokk na ci wattandiku lu duppee ay marché gré à gré yaa ma neex ji ak itam lu jëm ci wàllum luubal ak it xool lépp lu jëm ci wàllum koppar anam ban koy yoreem yooyu yëpp ak mbirum subvention nekk na lu ñu wax ni Sénégal lu mu war a soppi la ñu xuus ca nañ ko gën a gëstoo ak El Hadji Malick Cissé.
équipe bu FMI di Fonds monétaire international amaloon ak waxtaan juróom fan jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai fii si Ndakaaru Edouard Gemaël moo ko jiite woon si yore ndaje ay recommandation yu am solo génn na ci juróomeelu revue bu programme bi nga xamante ni dafa bàyyeekoo si instrument bi soxal lépp lu jëm ci politique économique. wax na ne par exemple gré à gré bi dañ ko war a wàññi parce que gré à gré li muy yóbbu ci xaalis dafa bëri te loolu ci gafaka nguur gi lay jëlee te souvent liggéey wala genre xeetu service yi nga xam ne efficacité bi du am wax na aussi ne suñu économie dëgër na parce que malgré guerre Ukraine bi ak Covid bi ñoon war nañ am croissance yokkute bu xool ci 5% loolu vraiment lu dëgër la et loolu aussi day encourager que entreprise yi nekk Sénégal même si doomu Sénégal yi moomuñ ko mais ñu ngi suñu suuf ñu ngi gën a am xaalis entreprise yi ñoom seen bopp. FMI di wax Sénégal na def nànk bu baax a baax jëm ci wàllum marché gré à gré maanaam marché yaama neex Fonds monétaire international ni dafa jot ñu xoolaat lépp lu jëm ci wàllum qualité prix su ko defee ñu mën a sàmm suñu dépense publique si juróom-ñetti repère ñeent yi FMI ni Sénégal am na si taxawaay gu am solo. recommandation yi am na solo surtout si côté boobu parce que daf si insister. les diplomates il faut pas frustrer pour autant mais suñuy wax dëgg aussi c'est un peu dañuy wax nañu wàññi corruption si les marchés parce que marché gré à gré da nga koy jox ku la neex texte qui résiste les marchés on te dit un marché de plus de 10 millions peut-être mën nga def entre 0 et 10 millions mën nga def demande de renseignement des prix je crois ou 3 millions demande de renseignement des prix 10 millions nga def appel d'offres ou consultation pour choisir les plus offrants ensuite su yeggee yenn dimensions yi yenn montants yi da nga war a def appel d'offres national ou international marché de 100 millions dafa war a def appel d'offres tu saucissonnes ça da nga koy saucissonner quoi donc gars yi dañuy c'est des juristes donc ils font des interprétations du texte ut ay brèches donc code des marchés dafa ubbi ay yenn brèches brèches yooyu nag il faut ñu fàtt ko pour nit ñi duñ mën a di saucissonner marché yi di def ay gré à gré di def ay surfacturation ay marché yaama neex corruption ay marché yaama neex parce que yooyu après à la fin qui paye c'est le trésor public c'est l'argent du contribuable moom la ñuy fay fournisseurs yi souvent c'est des comme ça marché école ou marché classe ñu ne kii jox nañ ko marché bi kooku amul compétence bi décaissé nañ kii bi marché bi yeegul. mission bu FMI rafetlu bu baax a baax taux de croissance bu Sénégal bi ñuy xaarani ci at bi téeméer boo jël juróom bi mu nekk koom gu am solo ci gis-gisu directeur de publication bu site bii di toutinfo.net. performance bu baax la ci li économie bi def parce que 5% de croissance. dëkk yi ko am bëriwul. waaw parce que Europe amatuñ ko ay résilience ñoom la ñuy wax. Afrique aussi dëkk yi am croissance zone UEMOA wala Afrique ci boppam bëriwul bon je pense que donc loolu day wone ne Sénégal mu ngi gën a màgg parce que aussi comme Sénégal dafa bëgg a dem ci croissance ci émergence donc dëkk buy dem ci émergence di réaliser ay taux de croissance même si 5% la waroon na mën a peut-être su amu doon Covid amu doon guerre en Ukraine bi mënoon a dem à 6 7 ou même à 2 chiffres parce que si projection PSC bi noonu la woon paradoxe économique sénégalaise day créer croissance mais croissance bi ñi koy créer nekkuñ ay Sénégal maanaam Sénégal la ñu nekk mais dañu ay entreprises yi nga xam ne tubaab yi ñoo leen moom. subvention bi soxal wàllum énergie fan la ci Sénégal toll FMI ni dafa jot ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax subvention bi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy amal FMI dafa jàpp ni kilifa yi dañ ko war a xoolaat bu baax a baax laata muy sonal suñu koom. affaire énergie mooy facture courant yi Sénégal liñ koy subventionné pour fay loolu dafa wax ne FMI dafa ne dañ ko dindi parce que soo subventionné énergie dafay jëm ci ay yenn nit mooy soit ay nit yu am dayo la mooy ay urbain lañ ay chef d'entreprise wala ay ménage ya nga xam ne ñoom seen loxo jot na seen ginnaaw donc te soo leen di jox xaalis yow da ngay xañ ñi nga xam ne ñoom faju lañ soxla da ngay xañ ñi nga xam ne jàng lañ soxla da ngay xam ñi nga xam ne yeneen jumtukaay lañ soxla seen dëkk notamment ñi dëkk ci dëkk àll yi wax na aussi que bon peut-être ci budget bi di ñëw ñu boole ci affaire li war a jógee ci pétrole ak yooyu te ñu saytu ko bu baax quoi.
yegg nañ ci pàcc bi ñu jagleel biennale bu Ndakaaru tàmbalee fan boobaak léegi tey ñu porox ndollu daal di becci lu am solo nataal muy li nga xam Afrique moom lu moomal boppam la jàpp leen ni mu jëm ci mbirum buumu njaam amoon na fi histoire la waaye tam wërta doon luy tax ba Afrique sëngéem bañ a luppanteku dox ak jëmi boppam lu ni mel ki nga xam si mu rek Eric Medada di ab doomu réewum Bénin ba ci liggéey bu ni mel loolu nag tax na ba ñu bay daal rafetlu wàll googe ñu xuus ànd ci ak gëstu Mahamadou Dieng. exposition yi ñuy amal ci biennale bi di àddu ci essence ak résilience doon occasion ci yenn artistes yi ngir ñu jibal seeni message lu ci mel ni waxtaanee moomeelu Afrique. Ici nous avons héritage une série de 3 œuvres. fii di nga fi seetlu ne li boole Afrique te mënuñ seet teg loxo lañ fi gaaral daanaka ñetti gaaral yoo xam ne dafay dellusiwaat ci li nga xam ne moo ñu boole te mënuñoo tàqale dafa mel ni nag li nga xamante ni bii mën nañoo tàqale rek la ñuy faral di fësal saa su nekk. Au détriment de l'héritage matériel qui divise les peuples. Afrique fësal ay moomeelam dafay doon lu mënul ñàkk ci gis-gisu béninois bi bu fekkee ne bëgg na ràññeeku. Nous n'avons aucun autre choix que d'aller encore à la source. waruñu am sax beneen pexe faaw ñu delluwaat fi nga xam ne fa la mbir yi xewe ngir mën a root foofee ba jëmale suñu réew yi nga xam ne ñoo di réewu Afrique kanam fàttalikuwaat li nga xam ne moo di suñu taarix. Parce que c'est notre vraie histoire qui nous permet de nous révéler. mu jàpp ne Afrique ak i doomam dañu war a fësal seeni taarix lii di message yi nga xam ne moom artiste plasticien bi mu ngi koy jàllale ci liggéey bi mu amal. Et quand je parle ici par exemple de voyage. fii maa ngi wax ci li nga xamante ni bi moo di wàllum tukki jëfandikoo li nga xam ne moo di ban ko ko xam ne Afrique la fekk baax ci suuf la ñu jugee te ci suuf la ñuy dellu la Bible bi wax loole nag day war a tax ñu sémb ak a xalaat fan la ñu jëm ëllëg ak lan mooy suñu ëllëg. Eric Medada en tant qu'artiste imagine tout ce qui se passe de l'autre côté et laisse à travers ses œuvres une éducation. moom sax Eric Medada mu jaral ko mu def ay performance artistique ngir message am bile mën a jàll ci bopp visiteurs yi. J'ai utilisé les chaînes pour parler un peu de toute cette histoire de l'esclavage. li waral ma jëfandikoo jatang yi mu di ay chaîne moo di day fàttale bu baax a baax ni nga xamante ni bi noonu nañu noote woon suñu maam yi démb fàttaliku googu nag du tax ñu mën a des ci yooyu lay xew-xew ba bañ a dem jëm kanam li ñu war moo di ñu koy fàttaliku saa su nekk waaye mu ñuy jañax duñu buux ngir ñun ñu gën a mën a doxalee doxin woo xam ne dina tax réewu Afrique jëm kanam. de cet esclavage tout ce que ces chaînes nous révèlent et développer notre Afrique. biennale bi mu jàpp ne occasion bu mag la ci moom naka noonu ci Afrique dana dimbale continent bi ngir mu mën a bokk fu gën a kawe fu ñuy waxtaanee wàllum aar. Personnellement, c'est la deuxième fois que je viens sur la Biennale de Dakar, mais je pourrais dire que c'est une très grande opportunité. bii mooy sama ñaareel bi yoon ma ñëw ci biennale bi waaye am na solo lool ci sama gis-gis ndax day tax Afrique wane xar kanam bu baax ci àdduna bi yépp ñi bàyyi ko xel te it ñun amuñu sax beneen pexe faw ñu jëf ngir Afrique daal di jëm kanam. De la 14e édition de forger pour que l'Afrique se révèle. œuvre yi di wax ci ay moomeelu Afrique moom artiste bi mu jàpp ne ngir doomu africain yi mën a ràññeeku faaw ñu xam seen bopp ak seen cosaan. jaageen jëf ci ànd beeg ñun ITV lii moo tëj xabaaru marax yi ngir ànd ak sunuy programme incha allah dana mar xabaar jukki la doon xaaju guddi jaageen jëf